taxawee noo doon jëfee kenn du la ko xañ Benoît li wax sax am na solo ay nit bu ngeen nekkee da ngeen di dimbalante benn lamp du yëngu benn laaf du naaw sunu borom mi sàkk lépp mu def ko ñaar ak ñaar def guddi def bëccëg def suba def ngoon def góor def jigéen am na lu mu ci namm parce que ñoom ñaar seen complémentarité moo tax ñoom ay njaboot yooyu bu ñëwee seeni doom seeni jikko la ñuy indi mais pourquoi ba ngeen nekkee doo leen waxante dëgg wala di naxante ci loolu sànq père dafa doon artu ne sa meilleur ami wu jabar boo ñëwee fekk ko moom du ma nangu loolu ci ban fànn. waxul loolu. waaw defal ndànk rek damay leeral. waxul loolu li muy wax ñemewu koo laal làmmiñ ñemewu koo laal sa meilleur ami ban. il faut désigner. ba quelle sorte de. bàyyi ma leeral. kii mais pourquoi il tourne autour du pot. je tourne pas autour du pot. damay leeral rek mais quelle sorte de meilleur ami. waaw foofu laa lay waxee. il faut désigner. waaw ñaata sorte meilleur ami. mais il faut désigner. ba quel sexe. boo ma dégloo rek ma wax la déglu ma. góor. mais déglu ma góor. meilleur ami góor la déglu la moo tax yow osé woo wax ne góor. waaw déglu ma. la moo tax osé woo ko muy murmurer di tourner autour du pot ndax xam na ne waxuwul. yow da nga dégluwul. ndax leer na ko leer yàlla ne. boo dégloo rek dégg. lu ni xaritoo ba mu des diggante góor ak jigéen. ñi koy nangul seen soxna de ñi koy nangul seen soxna bokku ci bëriwul mënul nekk bëriwul mais dama la bëgg wax ba amee sa jabar dama de mënul nekk bu ko nag ci man boo amee sa jabar bu ko nag ci man bu ko nag ci man boo amee sa jabar yow sa jabar yow sa jabar yow boo amee sa jabar amal confiance ci moom moo gën bu ko nag ci man waaw taxaw di ko jàppale yow waxuma ak yow yow waxuma ak yow yow dégg nga li nga wax léegi kay toog du ma toog ndax ñemewuloo li ngay wax mais déglu ma boo ma déglu doo xam ñemewul li ngay wax mais bàyyi ba ma expliqué wu sa téléphone waaw son téléphone. Alima daf la wax ne la 30 ans ñu ngi ànd. waaw. waa déglul. Alima 50 ans ñi nga ànd. waa déglul léegi. depuis leur naissance. mais xanaa ba ñuy. léegi nag ba muy labat présenté wu la ko. wala xamuloo ko. bul ma présenté kenn maa ngi lay labat soxna laa aspiré pour nga doon. yow doo déglu relation bu ma bëgg nga coupé day coupé. d'accord naa ak yow père. waaw dama ne man di yow laa dama ne kii laa yow laa faral mais yow li may wax dégluwoo ma. yow la charia àndal teg. billahi wallahi wa yow la charia àndal. ko wax ne ko charia moom la àndal te waxoo ko contexte bi may waxee. contexte bi may waxee mooy munoo ànd ak nit te sa jëkkër du ko xam dégluwuma. moom day wax background moom la background am bi baaxul. l'islam parce que dégluwul. l'islam dafa fiir ba xarit laa wax de xarit. tey yow ma ñëw sa kër wala déggul Benoît ma ñëw këram tey di ko seet fekkuma ko fa. soxnaam ni ma yegsil ci biir. sharia nee na acc rido bi. waaw. ba rido. yaa ngi dégg. rido bi na acc rido bi. yaa ngi dégg. kër bu rido bi ñoom bi ñu nekk. pour nit ñi sharia la wax maandute l'islam ci maandute l'islam. waxatuma la xarit. ak pays du am rido. waay ba kër yi nekk ci pays. waay ma ne la démb ak bërki démb yow laa kër yi buur ya pays ya penc ya daawul am rido. mais loolu sori na. daawul am rido. dama ni Mohamed ubbil téléphone yi Bakary Ba ubbil Bakary kii ubbil téléphone yi loolu dafa sori. chez les arabes. chez les arabes yow xaaral ñuy ñëw. Mohamed yow xam nga ni chez les arabes boo demee arab yi dëkk bii ay Maroc ak Tunisie gi nii. seeni jigéen boo fa amee soxna yow góor booy dugg si kër yi ay rakkam ak yëpp dañuy laaxatu ji. ndax lan. parce que li charia ne góor ñi ca góor ña jigéen ñi sa jigéen ñoom loolu la ñuy dund. waaw léegi charia dafa bàyyi dama lay wax charia ba nekk Màkka mooy bi ne Sénégal de. Mohamed mais am na ngir yu d'accord lan ngir yi bokkuñu. man tënku ci ngir man damay wax chaque jour nii ku bëgg a noppalu tënkul ci ngir nga bokk gis nga kër jàmbur lañ togg moom lay itteel xoolal li sa kër togg nag moom nga foofu nag laay ñëw moom dafa dégluwul su dégloo rek xam fi ma ko waxee te mu indi ay éclaircissement ne ko munoo tere nit ne ko ki muy àndal amal na ko njariñ fanweeri at mais ba nga koy labat xanaa xamoo ko woon wala daf la ko nëbb après coach coach di nga am xarit boo xam ne yéen a màggandoo yarandoo doo nekk sa kër chaque jour mi ngi sa kër sa jabarang fa yow nekkoo fa te dara fa lay taxawu la fa lay naane mu lay taxawu loolu la sëñ Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum doon wax mbokku pas-pas moo gën fuuf mbokku dëgg ak fam ko teg de waaw mooy li ma la wax nag ak jamono du toj ji waaye jamono la confiance n'exclut pas le jamono bu toj ji sa jabar jamono du am na toj ji jigéen yoo xam ne bu àdduna doon tukki
ni ñu mel la ñuy mel. elles vont jamais changer. waaw taalibe bi dafa xëy ñëw ne sëñ bi jigéen ñi confiance. sëñ bi waxal ci ndaw si xoolal mu mel. naa damay bàyyi. si danaa la jaxase joxoo leen sëñ bi fukkati mbaxane bi ne ko xoolal lii mu ne ko lii la mu ne ko soxna see ma ko def. da ngay muñ te toog. Seydina Omar ibn Khattab moo gënoon tàng ñëpp. waaw mi ngi noonu jaar seytaan du fa jaar. mais mi ngi noonu am na ko ñëw di ko kalaame si soxnaam ñëw fekk kenn ku nekk xam nga lan la kenn ku nekk na nga jox sa moom cër bi mu moom. ku ne nga téye li nga moom. communication bi daw pour que ngeen mën a am jàmm. loolu rek moo mën a am confiance. mais moom lan la moom coach. jërëjëf coach soxna si lu mu moom. soxna si lan. soxna si lu mu moom su ko neexee am xarit boo xam ne. ça dure de 30 ans foofu yow sa background bi des na. kay léegi foofu da ngay damay ñëw nekk jox moromam li mu moom. waaw est-ce que yàlla daf la jox soxna si lan la moom. waaw nga bàyyi ko ak xaritam. nga bàyyi ko ak xaritam. non waxuma foofu ma background kii loolu la wax. ma ne soxna si. waaw lan la moom. ma takk ko. nga bàyyi ko am ak confiance xaritam si moom. boo xam ne nee na fanweeri at mi nga am. kon déggu loolu waaw après. soo ko defee yaa ngi ci uwa. du ma ko def ndax golo la ci taatu garab. waaw xel maa nga cee yéeg. mbaa yéeg na ba wàcc. 30 ans ci ginnaaw bëggoon yéeg bu yàgg. arrêté loolu ma yaa ayca. waaw ma foofu sax moom dafa déglu loolu romb. yow bokkunu. yow bokkunu yow kii sa kii moo gën a baax. maa ngi nuyu waa présidence. di nuyu waaw. waa présidence ci nanu ndax ñu ngi may seetaan. ñoom ay garde rapproché nañ yoo xam ne dama ne ñu ngi seetaan te ñu ngi apprécier nee nanu maa nekk ci dëgg. waaw ñoom Gallo Sankhare maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax. fàttewuma ci kenn mu ameeg ñaa bu sëñ Saliou yaag sa soxna maa ngi leen di nuyu bu baax garde rouge yi nekk présidence maa ngi leen di nuyu bu baax yéen a ngi suivre on continue. jigéen ñi nekk présidence nee nañu. waaw Mohamed Niang bu sëñ Saliou. ko jigéen ñi nekk présidence nee nañu soxna si moom mooy nga may ko jàmm rek. allo. allo. salaamaaleykum sëñ bi. noo def baa yaa ngi ci jàmm. allo. allo oui bonsoir. oui bonsoir. sëñ bi noo def baa yaa ngi ci jàmm. ça va maa ngi ci jàmm bu baax. alhamdulilah ñu ngi lay déglu sa xalaat ci gis-gis bi ñu teg tey. ci émission bi laa bëggoon participer. yaa ngi en direct sur Sen TV ci émission bi. en direct Sen TV. oui waaw yaa ngi ci biir émission bi fi mu ne. ak kan ak Sophia ñoom Père Mangode ak ñëpp. voilà Sophia mooy wax ak yow Père Mangode mi ngi nii di la au revoir lu baax. bon maa ngi leen di nuyu di leen sant yéen ñëpp. ñu ngi lay fay. et puis di leen gërëm thème bi ngeen def am na solo. merci beaucoup. moi c'est la première fois may woote ci émission yi. mais pour dire tout simplement allô est-ce que yéen a ngi may dégg. on vous entend très bien. voilà ma ne pour dire tout simplement que yéen ñëpp daal daanaka ku nekk fi muy waxee am na dëgg ak fi muy déggee waaye li ma bëggoon préciser tuuti ak man peut-être comme que émission bi gis-gis la ku nekk daal ni ma ko gisee mooy c'est-à-dire le sëy ak ngoroyonte daal ñaar yi wuute na lool. te li ñu war a jàpp mooy le mariage en réalité n'est pas une codification de la relation de copinage maanaam li ngeen xam ne ñi ngi wax promesse yeeg ak li ngeen di diggante yooyu yëpp c'est bien beau et c'est important certes ndax wax lu dul dëgg moom loolu baaxul ci dara waaye loolu yëpp buñ ci jógee ba ñëw ci sëy foofu dañuy interpeller góor ki ak ku jigéen ki yëpp pour moi il faudrait que aussi jigéen ñi arrêter tuuti de s'infantiliser c'est-à-dire def seen bopp xale ndax góor ak jigéen bu la say waajur préparé ba pare yar la ba teg la fi ñu la war a teg certes kenn matul yàlla rek a mat waaye bu ñu defee loolu yëpp ba yow nga dem ba ne da ngay dugg ci biir sëy boo ñëwee ba dugg ci yow yaay xool yow sa bopp li matul ci say waajur li ñu defoon wala li ñu matul ci préparation wala arrangement bi yéen ñaar ñiy waaye dencante yi ngeen fexe loolu mottali ko pour seen sëy mën a jëm kanam alors su may dégg yenn nit yi di wax tuuti am na ñu may dégg ci plateau bi ñuy wax man des fois daf may tiital dama naan ba ñun ndax tubaab bi sax gënuñu ñu maandu ndax ñoom tellement que comprendre nañ li nekk ci sëy ba ñoom mun naa ne ragal yàlla sax moo leen pousse ba ñu réglementé yenn mbir yi def pax def concubinage def leneen ak leneen ndax xam nañ ne sëy li ci yàlla tudd ndax ay règle la
donc li si yàlla tudd ñoom loolu buñ ne mënuñu ko si ngoroyante ñu waxante ba xam ne loolu am na si ñoom ñaar kenn mënuñu ko ñoom ñu tuddee ko pacte wala concubinat ñoom ñu légaliser ko mu nekk seen loi ak mu nekk ñoom ni ñuy doxalee waaw pour tënk daal pour wax ne daal même ngoroyantoo bi ak yooyu yëpp ak lu si am mariage nit ñi dañ koy tudd rek waaye c'est pas une finalité, c'est pas un fin en soi. Certes, c'est une finalité d'une partie de la vie, mais c'est un début de commencement si li des ci seen àdduna loolu lu am solo la li ma bëggoon attirer attention yi daal am na ñu ko fa wax noonu foog na ko père wax na ko Mohamed tudd na ko di bége baax père Mangone ñu ngi lay déglu bu baax te di ñaan yàlla dégg la góor ki ak jigéen yëpp dañu fexe daal ñoom yar bi ñu leen yaroon lu am lu si des buñ demee ba sëy ñu jéem ko mottali bu baax a baax a baax a baax a baax waaw loolu la si lu ma si wax et puis di préciser allô waaw ma ne di préciser rek que en réalité bi ngeen demee ba jóge si ngoroyante bay dem ci sëy boobu vous vous êtes fait de solennelles promesses devant les gens et devant Allah subhanahu wa taala promesses yooyu nag règle yu ko tënk muy góor ki ak jigéen bi yëpp nañu fàtte promesse yi ñu doon defante bi ñu doon ngoroyante waaye bu ñu demee ba dugg ci sëy yàlla dafa am nu mu ko tënkee société bi am nu mu ko tënkee ñoom ñaar ñëpp muy góor ki ak ku jigéen ki nañu xool ponk yi ñu jëm ci taxaw ndax loolu mooy dëgëral sëy loolu moo ko dal waaye bu ñu jigéen ki rek la wala góor ki rek wala kii mooy def ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk na jéem a xool lii priorité mooy maintenir le lien conjugal bu ñu xamee luy priorité rek ñàkk liggéey ak bàyyi liggéey man loolu du ma ko wax mais bu ñu xamee luy priorité lu leen nar a yàq seen sëy nañu arrangé fexe ba loolu nu ñu koy arrangé fexe ba nu ñuy organiser woo Benoît wax na ko c'est important le mot organisation bu ñu organiser woo pour dëgër seen sëy ndax loolu mooy l'objectif finalisé. léegi xarit yu góor yéen nag. papa dem na. fa la ñuy ñëw di naan ataaya. waaw mais àddina dégg nañ ma. ngay la. xarit yu góor yi fa la ñuy ñëw di naan ataaya di reer. kër gi neex. sa xaritu jabar forcément nga xam ko da ngay déglu fi ñuy waxee. waaw xaritoo ma xaritu Kaja yi suñu ñëwoon seet si Kaja da ngay. da ngay nangu loolu mënoo ko bañ ñoom Prospère bu ñu ñëwoon seet si seen kër da ngay nekk xappi. léegi nga bëgg bàyyi nit ñëpp ngir lan au nom de quoi au détriment de quoi. ma ne kooku xamoo benn xaritam quand même. benn xaritam xaw ma. waaw mi ngi noonu nag parce que benn xaritam musuma woon benn xarit. xaw ma kenn wallaay tàng. mais allo dañuy dem ci déedéet Maya li ci biir sëy moom bokkul Maya ñëwal dañuy dem ci kii dañuy dem ci allo ak Maya oui. allo oui. oui salaamaaleykum soxna si noo def. maa ngi si jàmm. mbaa yaa ngi si jàmm. waaw maa ngi si jàmm bu baax. en fait tout d'abord dama leen bëggoon remercier pour seen émission bi parce que da ngeen di jàppale lu bëri. merci beaucoup c'est mais Benoît laa bëggoon féliciter parce que c'est bien de savoir que ni góor yu mel ni Benoît Sénégal. parce que des fois seen plateau bi sooy dégg on a l'impression que ni au fait Sénégal problème bi yëpp jigéen ñi kese la. problème bi yëpp jigéen ñi kese la. ku si mel comme Prospère wala keneen ki na la tudd. kan si lu mu sol damay bañ a juum ñu andi ay problème. déedéet le vieux. bul xuloog moom rek. le vieux c'est Père Maïngone le vieux Père Ngone la. Père Maïngone. waaw Père Ngone je pense que ni en fait émission bi daf koy yàq. des fois je me demande est-ce que nekkul le fait que mu nekk mbokk Bougane la wala. mais je pense pas que dina apporter dara ci émission bi. parce que c'est quelqu'un qui n'a pas le respect. ba pare suy wax ñëpp dañuy toog ko déglu. mais moom day yuuxu ba après ñi may seetaan loolu dañ may demander comment on peut apprendre quelque chose quoi ak nit ki yuuxu. mais émission bi aussi gis-gis la tout de ku nekk am na gis-gis en fait. elle est partie loolu kenn mënu koo bañal père. d'accord amul problème xalaatam rek la joxe. xalaatam la joxe. ki dugg léegi. moo ko gën a riche en vocabulaire. waaw ki njëkk a dugg xanaa. ki njëkk a dugg. dafa jàng yow. dafa jàng. c'est un intellectuel. elle ne parvient pas à s'exprimer honnêtement en français. Elle n'est pas riche en vocabulaire. Elle ne parle même pas correctement le français.
mu jóg di ma accuser loo xam ne Bougane suma mbokk waaw d'accord suma mbokk la sama doom la nekkee fii daal c'est parce qu'il est en sama doom la sama doom la moom nag bon elle a apprécié ba pour Benoît ndax li benn di wax moo gën a facile li benn di wax moo gën a yomb li ngay bañ ma def ko mooy jóg li benn di wax moo gën a neex li benn di wax moo gën a yomb li benn di wax moo gën a facile li benn di wax moo gën a arrangé jigéen mais arrangé wul njabootu jigéen arrangé wul borom kër arrangé wul sax jigéen ca fin ba et en toute chose il faut considérer la fin su ngeen demee ba màggat yow yilifal sa borom kër. léegi papa yow bàyyi ma jël keneen rek amul problème. yilifal sa kër lu la neex ngay doxal sa njaboot doxal sa diggante sa borom kër ak sa njaboot nga bañ koo libérer pour mu mën leen a yar bi mu bëgg a yar ca fin ba yow dinañ la duma yow. papa nag il faut nga am ay supporters am ñu la supporté wul. waaw mais man tamit dama koy mettre les points sur les i. non fair play Fall. ah oui kan jël keneen xool ba xam. voilà honnêtement mbokk Bougane laa jël keneen xool ba xam fair play ba xam. allo. mbokk Bougane laa. Formose war na la nekk di la kaañ di reetaan. allo. ah non Formose amul job. allo oui sëñ bi. allo salaamaaleykum. aleykum salaam sang bi. dama bëggoon participer ci émission kii bi. soo la neexee. vous êtes en direct ñu ngi lay déglu. maa ngi leen di ziar. delloo ziar bu wér. asalaamaaleykum. aleykum salaam sang bi. maa ngi leen di ziar. ñu ngi lay delloo ziar bu wér sang bi. émission bi am na solo lool. waa télé bi ngay nekk di déglu. allo dañuy déglu directement ak sa téléphone. allo. Aïcha dem na. ñu jël keneen 88 628 89 90 parce que li ñu dese si temps aussi bëriwul. ñu jël keneen salaamaaleykum. ah Fatou Kébé Colombos. Fatou Kébé depuis Colombos waaye woo. allo. 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 allo oui. allo salaamaaleykum. aleykum salaam sang bi. na ngeen def. ñu ngi sant alhamdulilah. sant alhamdulilah bëggoon intervenir rek ci seen. ñu ngi lay déglu sëñ bi ñu ngi lay déglu bu baax a baax. waaw dama wax rek ci sujet bi ngeen di wax labat ak sëy interdit yeeg yooyu. dama bëggoon wax ne rek labat am na ko dugg léegi wax ko sax mais dañuy mottali rek mottali. dëgg la. labatante ak sëy dafa xaw a nuroo mais wuute trop quoi moo ngi mel ni rek jàkka jee ak grand xam nga yaar yëpp ciment bi ko tabax su ko sim na jógee wala beneen usine boobu. tey mu dee de. mais li ñuy def si jàkka parce que dafa sacré dafa may interdit. loo xamante ne boo ci duggee sañatoo ko def lu la neex. alors que fee peut-être que mën nañoo jàpp ne dañoo nekk si di xamante donte sax jikko bi mënoo ko si xam si labat. parce que jikko nit xam jikko nit dafa yombul. da ngeen di ànd tukki wala ngeen dëkk lu yàgg nga doo xam jikko. donc da ngeen di jàngatante rek. teg ay projection def ay projet ci biir projet yi nag moom may interdit yoo xamante ne da ngeen koy teg yéen ñaar en fait li ngeen di diisoo la lépp ci communication la man ci sama jàngat lépp ci communication bi lay tegu et puis nit ki loo koy interdire ñun suñu problème dañ am problématique boobu quoi ñu mel ni man c'est-à-dire da ngay interdire am xale doo ko wax li tax nga ne ko bugguma nga def lii laa ci gis lii laa ci gis lii laa ciy ragal danga ko naan rek bul dem bul def toogal yaa buñ ko expliqué wul wala ku jigéen ki buñ ko expliqué wul mu am nu mu gisee beneen yoon mu xaw a rëbëlewu beneen bi ñuy wax ci xaritoo góor ak jigéen xanaa nit ki boo amee sa benn xarit bu góor bon ça dépend ci forme xarit bi en fait xam nga am na ñoo xamante ne seen xarit bu góor moo leen di présenter seen jabar wallaay parce que dañuy ànd ñoom ñaar yow am na ku ma la bëgg ngay am na ku ma la gisal koo xamante ne bëgg naa leen boole kooku boo leen boole ëllëg ak si biir da ngay bañ ci la ko présenté woon ngay bañ ñu ànd moo ma jaaxal en fait dafa am jàngate am na ñoo xam ne nag fi ñoom père waxee aussi damay d'accord ak ñoom c'est-à-dire que ñuy labatante di ànd Benoît mi mosuma ko présenté ñu dem ba commencé nga indi xarit yu bees loolu mën naa ko d'accord mais koo xamante ne maag yow dañuy ànd maag Benoît dañuy ànd jékki-jékki Benoît présenté ma benn cousin am benn xaritam ne ma dama bëggoon kii rek gis naa ne war na baax si yow jikko yi doy na ma yow xam naa la xam naa say jikko seen jikko mën na méngoo ñu ànd ma dem ba ci biir ba sëy bi commencé dox waa di ñëw si kër gi
tout en respectant certaines règles yoo xamante ne règles de base et puis de bonne séance la sax man du ma tënku sax du ma indi sax diine bi parce que diine bi boo ko indee rek wax ji day ferenkulaayu débat bi boo koy def boo jiitalee diine doo waxtaan fu diine ñëw dañuy noppi et puis ñu jàpp ne Sénégal ñëpp tënkuñ ci l'islam donte ñeneen ñi tamit ci am nañ diine mais tënkuñ ci l'islam teelee dugal diine bi rek débat de société boo koy def boo teelee dugal diine doo waxtaan da ngay teel a noppi même bonne séance nanguwul bon wàll nu ñu xaritoo mu dem ba présenté fa benn nit ne ma dama bëggoon seen jikko yi méngoo na ngeen sëy bon waa ci ginnaaw gi di ñëw sama kër du ma ko yëgal wala leneen du ko parce que xam na sama jikko bu ko demee ba koy def nag dama koy taaj waxtaan et puis lu may tere ku jigéen ki pour dellu si jigéen ki interdit yi looy interdit lu tax mi bëgguma ngeen ànd jikko bii de am na lu ma gis keroog mu def wala am na lu ma dégg nga waxtaanee koog sa jabar loolu malentendu la wala nii la wala sa jabar bi dina la mën a dégg mën a dégg man je pense que loolu quoi et puis ñu xam ne labat ak sëy moom yooyu buñ koy méngale dañuy dès le départ dañuy poser débat bi parce que bokkul ça n'a rien à dire et puis labat bu gudd bi lañ war a bàyyi loolu aussi erreur la labat bu gudd c'est-à-dire que bu guddee trop si la interdit si la kii di commencé ñëw yenn détails yi di dugg bay sori buñ demee li ñu waroon dund lu neex yëpp dund nañ ko ci labat bi bon ba fenn fi duñ fa yegg peut-être ci ay waxtaan yegg nañ fa buñ demee ba duñ am sax lu ñu waxat labat dañ koy tënk si ab diir boo xamante ne ñu mën a enchaîner ci beneen niveau boo xamante ne foofu laa ñuy waxee sacré yi nag foofu dafa sacré foofu mën nañ interdirante mën yem fenn fi quoi loolu rek laa bëggoon jërëjëf kontaan nañu bu baax a baax dañuy gëstu rek ci Maya laataa ñuy continuer ñu bàyyi ko moom itamit mu joxe xalaatam parce que bu su amee maale mën na yu bari mën na daal mën nañu ko xam jigéen ñi soo amee daal am yu bari yoo xam ne dafay tere boppam donc moi je me dis madame d'accord Safi voilà dafa mel ni Mia dégguñu ko waaw d'accord voilà là c'est bon merci Prospère voilà donc les réactifs galanterie donc je disais yal nañu yàlla booleeg góor bu am yërmande ak jigéen bu am xel parce que labat dëgg la bokkul ak mariage parce que ci labat gi l'homme n'a aucun pouvoir ci ku jigéen ki parce que nekkagul sa jëkkër am na yu bari yoo xam ne mënu la ko tere amul sax droit tere la ko parce que amagul benn place ci sa vie ci labat gi sa xëñ na say parents ñooy say kilifa mais ci sëy bi sa jëkkër mooy sa kilifa man je me dis que ku jigéen ki ci sëy bi am na yoo xam ni sax suñ la ko terewul nga war kaa war a mën a tere sa bopp parce que tu es passé ci étape A dem ci étape Z mariage bokkul ak célibataire par exemple je donne juste benn exemple ci labat gi xëñ na amoon ngeen benn routine yaa ko ji góor ki chaque samedi da ngeen di dem restaurant dépenser fa par exemple 50 000 francs def ngeen ko durant 1 an su la takkee yow ku jigéen ki yow sa bopp yow yaa ko war a mën a bañ parce que tu vas lui dire 50 000 francs yi ñuy dépenser ci restaurant bi chaque samedi man je crois que am na fu mu xaj est-ce que duñu dem jël 10 000 francs yi wala 15 000 francs yi jënd ci man ma togg lu neex ñu toog ñu économiser xëy na 40 000 yi parce que on vit en foyer loolu mooy jigéen bu am xel moi je me dis que loolu mooy jigéen bu am xel parce que seen beneen xarit bi mi ngi ànd ak jëkkëram dem restaurant gis loolu mooy les filles qui sont facilement influençables c'est-à-dire que jigéen bu am xel sax moi je me dis que jigéen bu am xel sax kenn du ko gaaw a influencer parce que yow au fond de toi xam nga li la war au fond de toi am nga loo bëgg au fond de toi am nga loo bañ te sooy say ku góor ki ngeen war a dem fu sori am na yu bari yoo xam ne da nga kaa war a mën a sax bañal sa bopp c'est-à-dire yenn routine yu ngeen daan dund léegi dootu leen ko dund am na nooy solo noo daan solo xëj na soo amee jëkkër dootoo ko solo soo doon wane sa yenn cër yi ci ñenn ñi soo amee jëkkër warootoo ko wane parce que ragal na nga génn nit na la my boy wala gel na nga def loolu ça fait mal ci femme mariée am na noo ñoo daan àndal moi je me dis que am na ñoo doon àndal da nga leen di bàyyi parce que nekkatuñu àndandoo parce que tu es passé ci beneen étape ñooñu amalatuñu la benn importance ci sa nouvelle vie du ñëpp ngay bàyyi mais am na ci ñoo xam ne moi je me dis que franchement tu peux te passer d'eux quoi en quelque sorte également wax naa ci ku ñu ji Benoît d'accord wax naa ci ku jigéen ki ba pare par contre je dis bien par contre moi j'ai comme l'impression que sëyu Sénégal il y a que la femme mooy sëy ku góor ki yaakaar na ni su joxee dépense am financièrement def na li ko wax rek sëy bi jeex na
fii nii da ngay ni damay waaj a dugg ci mariage sa copine yi wër la sa bàjjen wër la naan la soo demee defal lii ci ay baax par contre ku góor ki gis ay copains duñ ko wax defal lii gisuñu nijaayam bu naan ko defal lii c'est-à-dire que ñoom au contraire dañ ko naan yaa ngi waaj a dugg ci sëy mais jàppal ni soo demee yow yaay chef c'est-à-dire que man je me dis que fii dañoo waroon créer école du mariage pour que ku góor ki ñu jàngal ko nan lay sëyee ku jigéen ki ñu jàngal ko nan lay sëyee école boobu suñ ko créé woon tey ji mooy école bi nga xam ne kii ko moom mooy gën a riche ci Sénégal parce que ñëpp ils sont appelés mais des fois kër gi mën naa bañ a nekk école bu dee par exemple ñëpp xam nañ ko parfois mën nga am parent boo xam ne na ma yàlla baal mais parent bi du exemple ça existe des fois nee nañ kéwal du tëb xaw ma nan na effectivement des fois loolu noonu dañ koy teg de côté parce que des fois mën nga am parents yoo xam ne du ñu exemple des fois am na doom yoo xam ne ñoo gën a mature seen i ay parents am na doom yoo xam ne tey jii ñooy jóg di corriger seen i parents naa ko man kat papa wala yaay su ma sañoon doo def lii am na doom yoo xam ne ñoo gën a mature seen i ay parents du coup moi je me dis que la maison ne peut pas tout le temps être une école des fois école bi mën na nekk ci koñ bi nga gis benn meeru sëykat des fois ndey ja mën na bañ a nekk roy attention de des fois waxi olof la yàlla dafa ni ci alquran innaka laa tahdi man ahbabta walakinna laa yahdi man yasha nee na du nit mooy jubal ku ko neex waaye yàlla mooy jubal ku ko neex effectivement Firawna ngi nii lu yàlla bind moo ci gën a saay-saay soxnaam nitu aljana la yonent yàlla Nuux a ngi nii nekk yonent bu yàlla ormal daf ko yonent doomam Kanaan nitu safara la d'accord donc moi je me dis que la maman n'est pas tout le temps mësta sëy ak soxnaam donte konte muy soxnaam moom Firawna mësta sëy ak moom ndax sunu borom dafa doxale woon awray mbaam ci digganteem jant bu demee ba war a séq ak moom yaakaar na mi ngi séq ak moom bëgguma yàqal kii mais jàngale la parce que nit buñ ko wanul dara du ko mës a comprendre ça veut dire que mbaax nit baax génne na lu bon génne la lu baax effectivement donc exemple nit par exemple man Maya su ma gisoon sama benn mbokk boo xam ne mbokk la ci man mais du exemple ci man du ma jël royukaay ci moom naam sama mbokk la tey jii damay dem xool ki nga xam ne kooku exemple la war a doon gis benn mère bu nekk ci koñ bi def 35 ans de mariage voire 40 ans de mariage kenn mësu ko dégg ci lu bon kenn mësu ko dégg ci lu ñaaw mu nekk exemple man tey jii damay jéem a dem rapproché wu ci mère boobu laaj ko lan mooy secret pour ma mën a bu dee mën naa ko ma mën a def la même chose du coup exemple ci nit góor comme jigéen comme yéen góor également da ngeen a war a dem xool pas boo xam ne këram coow du nan lañ koy wax ci olof y a pas le feu chez lui il gère comme il faut xëy na il est pas milliardaire il est pas millionnaire mais këram ay doomam dañu normal ay soxnaam respecté nañ ko ngeen di waaj a dugg ci mariage ngeen dem rapproché wu ci pas boobu bu dee gisu leen seen papa wala bu dee seen papa nekkul exemple tey ji bu baax nga dem ci pas boobu ne ko nan nga yoree sa kër mu wax la ay secret nga jéem a yow mii soo amee kër nga def la même chose moi je me dis que Sénégal góor yi ils font rien dans le mariage à part les dépenses financier na ma yàlla baal gis naa tey ji ma tey rek dama doon waxtaan ak sama benn xarit boo xam ne dafa nekkoon ci say génn ci dafa divorcé jëkkër ji di toppaat ci ginnaam ex jëkkër ji di toppaat ci ginnaam di ko neexal mais bi muy nee na bi muy dund ci sëy bi jëkkër ji ignorance totale lu mu togg ne xoolu ko lu mu sol xoolu ko su amee létt yu bees xoolu ko jëkkër ji da ko daan yuuxu di ko gëdd di ko naxaral tey ji mu dem ba mënatu ko muñ mu génn ci sëy bi jëkkër ji mi ngi toppaat ci ginnaawam mënuñu sëy doxaan lañ voilà mi ngi toppaat ci ginnaawam di ko neexal di ko wax yu neex nee na moom loo xam ne sax te gëj na ko dégg ay bébé ay mon amour nee na moom ci mariage bi dégg ko léegi dafa commencé di ko dégg te pourtant nekkatul ci mariage bi mu ni ex jëkkër ji lii ni nga may neexalee nii bu doon yow yaa ngi koy dund ak man ci biir mariage bi xëñ na man du ma génn proche mi ngi lay décortiquer nice d'accord donc mu ni ko yow li ngay def nii par exemple bu doon yaa ngi ma ko doon defal ci mariage bi xëy na du ma génn ci sama sëy pourquoi góoru Sénégal du ñu jéem a xool lan la ñuy def di neexal seeni soxna kase ñooy dem di leen neexal di leen toggal ba muy neex wax ju neex oustaz wax na ko dafay dundal xol wax ju neex dafay dundal xol neex googu nit ñi di ko bañ neex boobu c'est important parce que wax ju neex sarax la am na jigéen yoo xam ne oustaz sànq wax nga ko nekkoo ci palais nekkoo ci kër gu rafet lekkoo ay michu yaa ngi ci sa sàkket boo xam ne xëy na nëstan ngay tëdd mais tu es la personne la plus heureuse parce que am na loo xam ne ña nga la koy wax loolu moo dàq million bañ lay may mais boo demoon ci bu fekkoon ni xol day am ay almeer
boo duggee ci alméere di jeex ay xolu jigéen kese nga fay fekk. effectivement góoru Sénégal dafa am benn ego boo xam ne dafa nekk ci moom et moi je me dis que il faut que mu wàcc il faut ngeen bàyyi seen yaram tuuti mu glissé muy nooy tuuti comme jigéen ni muy bàyyi yaramam muy glissé il faut que ngeen di bàyyi seen yaram muy glissé tuuti ngeen xam ne ay nit kese ngeen du ngeen ay ange du ngeen ay dara ay nit ngeen comme ñun ni ñuy demee di leen neexal yéen da ngeen ñoo war a neexal parce que su ngeen ñu ñàkkee tey ji neexalante vous voulez nous yambariser. non neexalante. dañu war a neexalante wax nga ko neexalante. ñu leen di neexal yéen tamit ngeen ñuy neexal. parce que am na jigéen yoo xam ne kenn neexalu leen. ñi ngi def lu nekk am na góor ñoo xam ne kenn neexalu leen. non mais attends. attends quoi non dans le mariage. sëy la. sëy la moi je me dis damay wax rek de façon générale. oui sëy yi may gis Sénégal. sëy yi may gis Sénégal jigéen ñi tout le temps ñoom ñooy nekk du yëpp am na sëy yu bari jigéen ñooy nekk tout le temps dem di neexal ku góor ki. ku góor ki ci jigéen lañ ko njëkk ci jigéen lañ ko seet. non ngeen di neexalante comme tu as dit. am na ko bind léegi message bu ne góor yi Sénégal yu ci bëri dañoo naqari deret. xar fu xuufa yi moo leen jàpp c'est-à-dire dañ leen liggéey ba bu ñu jàkkaarloog ñu bëgg sax dañuy non les hommes dañu diis. moo leen liggéey. les hommes sénégalais parfois il y a des hommes sénégalais yoo xam dañu diis da nga leen di gis ñuy xët non li waruma ko def li war naa ko def c'est-à-dire que dañu war a bàyyi seen yaram yu glissé te xam ne ay nit lañ comme ñun. c'est le sentiment de défiance. looloo indi naqari deret bi. dañ leen joxatul seen wàccuwaay. dañ leen joxatul seen cër. non bu dee affaire bi léegi adversité la nekkul couple. c'est une adversité maintenant. c'est ça la vérité. ok waaw ba mu saf. waaw déggool mi ne ba mu saf. waaw négocier. loolu may négocier. lan laay négocier. vous voulez nous yambariser quoi. non il s'agit pas de yambar. parce que débat bi loolu la. non le sentiment de défiance permanent la. loolu mooy coow li. il s'agit pas de yambar. il s'agit de bégal non il s'agit pas de yambar. bégal gis nañ fi góor yoo xam ne Safia gis nañ fi góor yoo xam ne tey jii soo leen xoolee ci mbedd mi doo leen sañ a xool. parce que temps bi jeex na. effectivement ñu ngi wax ni temps bi jeex na tàkk. voilà donc voilà merci. yow laa doon gaaruwaale man nga doon gaaruwaale boo taxit dégg nga la ci bàyyiwul. frigo bi. voilà désolé Mohamed mooy tooñ noonu man li ma bëggoon wax rek mooy àdduna duñ la jox lépp nga jël lépp c'est pas parce que suñ borom cërale na leen ngeen nekk ay borom kër que doo leen naxante ak seeni soxna amul dara loo xam ne àdduna metti na jigéen bi nga am nga mën a négocier ak moom nga la négocier ak moom ndax kii seen royukaay sax da doon négocier ak ay soxnam bu leen dégg yenn nit yi leen di gëmloo ne àdduna lépp lu metti la si vous pouvez gérer avec vos femmes faites-le deuxième point mooy mënoo nekk ngay labatante ak doomu aadama li ma wax c'est clair waxuma ne yëpp benn la de dama ne jikko sa jikko ba nga yoroon ca labat ba mais moom nga yor ci sëy bi na nit ñi dimbalante ndax bu fekkee ne sa parent moo doon say nee nañ kooku yonent la ñoom duñu ay yonent waaw mais xam nga buñ ko waxee noonu dina yomb ndax xam nga alima li tax ñu delloo leen loolu mooy buñ ñu bëggee baaxloo aussi dañuy xooloo ci mag yu baax yi kon ñun tamit ki ñu considéré ne xam nañ ne buñ ko tuddee ñoom ñëpp ñu daanu fa lañ leen mën a jaar mais xam noonu la ñuy def non mais bu ñu bëggee ñu baax sax dañ naan ñu roy leen ci soxna yi c'est la même chose mais gis nga bu ñuy wax du ne sëy ak labat benn la mais sëy jikko duñu nëbbatu soow c'est-à-dire tu es obligé d'avoir un bon comportement surtout ku ñu yar kilifteef mooy migré tàggoo bi da nga ko daan def ak say waajur respect bi dañ la koy yaree sa kër ba décence bi mayaa doon wax sànq bu am na waajur yoo xam ne doo sol lu bon bay xaar borom kër man pour man l'éducation c'est la base ma daaneel fi ñu ma jëlee sànq exemple et j'ai adoré xam nga jigéenu médecin am na fi def ay 25 ans de mariage jigéen ñu nekk armée ñi ngi fi def ay 30 ans de mariage kon mbir mi du walte dañuy dem ay mission mbir mi du ci liggéey bi ci ki la suñu borom di booleel la mu comprendre la man je prends mon exemple man Sophie Gueye bés bu ma amee njaboot dama leen di yar ci li ma ne waxuma damay bàyyi sama borom kër ak samay doom ndax yar nañ ma ci faire la part des choses mais doom ji moom doom yi ci kër gi déjà rek li ñuy wax naan toppatoo xale bàyyi xale déedéet xale yi dañoo judd fekk seeni mag donte juruma leen seen biir ñi leen jiitu tey nekk ay jirim ak ay baayo ma adopté leen comme doom samay doom lañ kon dañoo judd fekk sama yeneeni doom dañuy judd topp ci loolu ma yar leen ci loolu ba bu ma fi nekkatul ñuy mën a continuer di def lu baax man loolu laa gëm ci àddina te ki lay fekk si sax dafa si war a jàppale di bëreeg xale yi di lay loolu la àdduna dara mettiwul yàlla ñu yàlla booleel ki gën ci ñun nag ñàngum sëy la ba pare ku am jabar ju ndaw mënul fóot tamit nga koy jox ay vitamine muy naan pour mu fóot
yaa ngi sërëxal yu am solo daa muy gaa dégg ñu la dafa la xale. doxaan moom ñàmmum sëy la toujours baadoo laa koy yàq. dëgg la te baadoola mën na te baadoola bi mën na nekk ku ne. ah mën na nekk ku ne ci ñun ñaar. te sëriñ bu baax ba rek yàlla taral sëñ Mansour. da doon wax baadoola mooy wax loo ko defal rek mu ne daa ko yeeyoo. dëgg la. ndeysaan communication daal jàppalante. ndeysaan jërëjëf kontaan nañu bu baax a baax merci beaucoup Maya kontaan nañu ci wuy si bi ñu wuy si comme d'habitude jërëjëf kontaan nañu merci à très bientôt Jéema Samba. oui. à bientôt. Inch'Allah. bu neexee yàlla mën naa am peut-être mercredi ñu ñëw. mercredi di Korité. def waaw bu dul Korité laa wax. veille Korité. bu kenn dem fenn. foo bëgg a dem yow. déedéet non man damay laaj waaw wala déedéet mercredi ba muy ñëw. waaw léegi loolu dinañ ñu wax lu leer incha allah. sëñ sooy bu mbaay bi fi ñëwoon di jàng moo ma yónni ci papa ne dafay tàntal Serigne Sall moom ñoo fi ñëwoon di jàng sëñ sooy bu mbaay. nee na dafay def tànt guddi yonant bi. spécial sëñ Fallou ca Géejawaay. nee na en face station Touré pour ma yëgal leen ko eggee leen ko ah. da ngay dem incha allah bu baax papa. damay korité ci xale yi invité naa la ci xale yi ci taalibe yi ba pare lendemain ñu dem ci sëñ sooy bu mais da nga am soxna nag de nooy def dama lay tàggoo nu korité ji ci xale yi ñu ci xale yi dafa changé ci taalibe yi nan dem ci xale yi li ustaas naa rétrograde nanu dem ci xale yi la wàññi dootul 4 de 2 lay daw dem ci xale yi inchallah on va passer ensemble la korité kontaan nañu kontaan yow korité ren gi boo ko faatewul ak Kaja dootoo ko defati bu la su fi dugalee nag du baax ustaas Mohamed kontaan nañu bu baax a baax dinaa dinañ tasewaat ci gis-gis yi ñu bàyyi la après nga yeggale nan dem ci xale yi dañuy dem Sophie merci beaucoup jërëjëf Mohamed Diop merci. waaw mais merci dinaa leen namm nag ci koor gi parce que gis-gis moom tàmm naa fi. daañu la invité ci plateau bu xonk. non daañu la invité ci plateau bu xonk ba incha allah. merci bien. papa bàyyi ma ñëw ci yow. bàyyi ma ñëw ci yow Fall ayca. waaw Sophie merci. li Mohamed wax rek laa très heureux. bokk ak plateau ay ku mel ni Alima. Mohamed. ak beneen Mohamed bi franchement dañuy liggéey ak ñoom nee na Aïcha parce que ak ñoom moomoo du ñu gisante chaque jour mais franchement seen esprit ni ñu mel professionnel yal na leen si yàlla bàyyi quoi kontaan naa trop waaw di remercier suñu collègue yëpp nga xam ne à chaque fois bu ñu fi toogee dañuy seetaan na fi jege moom dalaa bëgg lool moom jëkkëram Malcolm donc ñoom ñu ngi leen nuyu bu baax a baax waaw sa fans la dala koy nëbb moom fu mu nekk mi ngi fii ci kër gi Nafi waaw ndeysaan weccoo naa ko ak ki dugg léegi ne ndax buggaan sama mbokk la waaw weccoo nga ko ndeysaan muy bëgg bi waaw dalaa bëgg moom fu la nit bañee rek am nañu la bëgg ba taxaw mënatu koo nëbb am nañu la bëgg te dama koo yërëm ndax su ko neexee dina ma seetaan su ko naqaree dina ma seetaan d'accord Mohamed Niang tamit nee na moom yow la bëgg ci plateau bi muy benn waa mais saa yu ne wërañ dëdd ne négal ma zappé góor gi mi ngi wax bala maa pare mën naa am bën waa dina jël am lu ko ci raw dëgg la papa heure bi jot na nag su la neexee di nga ma seetaan su la naqaree di nga ma seetaan merci jërëjëf Mohamed Niang bu Serigne Saliou mi ngi ñuy seetaan ak soxnaam moom tamit la bëgg bu baax a baax ñu ngi koy nuyu di ko ziar bu wér a wér merci beaucoup ñëpp ñi nga xam ne dañuy jàpp ci GP bi depuis le début parce que c'est pas évident maa ngi ñëw ci yow koo bëgg a nuyu encore kii ñi may jox may sol ñoom Seydou Dabo ak ñoom Moussa Dabo ak ñoom Tidane Dabo waaw demal waaw ñoom ñi ngi marché HLM ñoom il faut dama leen nuyu ñii nag doonoo nekk présidence ay wax nga leen sànq de wax nga leen waaw déedéet kenn rek laa ci wax muy Gallo Sankharé kooku ma nga dëkk Ndaraame laa ilaha mën nañu bëgg ak Ndiak Sarr ak Serigne Mbacké ak Abdoulaye Mbeng kooku moom xam naa dafa mënoon a tëb ñu koy wax para xam naa bat para la jaar kooku maa ngi koy nuyu carrément waaw bat para la nekkoon kii moom mooy Tawfekh Couture di Pape Ndiaye bëgg naa ko trop di ko nuyu bu baax a baax di nuyu sëñ Madoune Sey bu baax a baax a baax a baax fàttewu ma ko bu baax Tawfekh yépp soxna Ramatulaay Soog moom it saa su ne mi ngi teew waa Ndukumaan ba kooku Kolobaan la Matar Ndaw papa daal day yëg ko waat ñi ñëpp waxoon na ah déedéet Njaga lii moo tax soxna si di wax li muy wax dafa mel dañ laa ragal yow la neex ngay def ba Abdou Silla kii ma Diop waaw mooy ma Diop moom mi ngi doon envoyé message sànq mi ñuy seetaan waaw ñoom la fi mu ne tey damay bañ a am problème kii nag moom mooy Malick Touré d'accord Malick Touré moom mi ngi dëkk fii cité Kër Góor gi dëkkandoo Bougane la waaye ci seen ginnaaw dafa am benn couple boo xam ne ñoom ay nga ne ak kan ak Sonko dëkkandoo Bougane nga wax ma ne ak Sonko loolu de laaj waaw Sonko bu baax Sonko waaw ak Sonko ah déet kii mooy sama styliste moo may solal kii damay delluwaat ci moom après le mois de Ramadan Assane Lo waaw Assane Lo Malick Touré mii nee na bokkoon ngeen école Malick Touré mii kii moom ak Assane Lo nee na bokkoon nañu école mais nag dafa am benn couple boo xam ne
ba ay docteur nañu ba kenn ki docteur en pharmacie la. docteur pharmacie moom lay def muy benn couple di monsieur et madame Diaw. ñi nga bokk ci la famille Diaw Chimère bi dëkk dëppi Ndar nuyu nañu buggaan mooy ñëpp mais ku baax. Stéphane Toupane mu ngi lay nuyu. Stéphane Toupane. je vous remercie beaucoup Toupane. wallaay maa ngi kontaan nañu. merci beaucoup coach Moussa coach ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. di la remercier ci ñëw bi nga ñëw ci émission bi. émission bi dafa kii bi dafa fay waaye ñu ngi ñëwaat ci yow en attendant ma remercier ñi nga xam ne dañuy jàpp ci GP bi depuis le début dama ci njëkkee ki nga xam ne mooy Maman Mbaye borom Aïtima design et Léo Mariste. Aïtima design waaw moom moo may ñëwal tous les jours sama tenue traditionnelle yëpp moo koy ñëw waaw lépp moom la. waaw Aïtima design bokkul ak ñoom kenn du moom kenn du moom. kontaan nañu Léo Mariste Léo 77 972 50 58. Aïtima design di koy gërëm bu baax a baax Maysa sant yàlla boutique moo jaar ci tissu bi. Maysa moom tam bokk na ci ñu accompagner ci GP waaw. ma nga Kaolack fi mu ne. waaw Yoro sant yàlla boutique. Baye Aada sant yàlla boutique. yéen ñëpp maa ngi leen di jaaree Maysa sant yàlla boutique. moo am dëgg. d'accord kontaan nañu di gërëm aussi Fatou Fa borom Flash of Color mooy jaar ci perruque yi merci beaucoup à Louise Jandy ak maman LG Bouti ñoom ñooy jàpp ci li nga xam ne mooy maquillage ak tout ce qui est perruque yu Safia Adipose merci beaucoup. on se retrouve si tout va bien mercredi inchallah bu fekkee dañu fekk ñu korité inchallah bu ñu korité bu ñu yàlla may tawfeex jàmm ak salaam dinañ ñëwaat continuer suñu liggéey di gërëm ñëpp ñi nga xam ne à chaque fois dañ leen di bàyyiloo seen i yitte ñu ñëw ci émission bi Prosper Dieye Benoît ak Sophie ñoom laa ciy tànn gërëm leen bu baax a baax parce que c'est pas toujours évident